salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd madame Ndeye Codou Ndiaye nekk conseillère technique à la coopération décentralisée du ministère des collectivités territoriales du développement et de l'aménagement des territoires nekk en même temps la présidente de la fédération des Calebasses les Linguères de l'émergence nekk responsable politique fii ci Fass Kounoune nekk ci village de Kounoune bokk ci commune de Bambilor nekk ci département de Rufisque région de Dakar. waa xanaa metti rek mais di sant yàlla alhamdulilah gis ne population bi nag am na zone yoo xam ne dafay inondé lu bari suñu waree gal la ñu jóg di leen massawu mais jéem nu ànd nekk benn xool nu ñuy éradiquer fléau boobu loolu moo tax ñu jóg uti ji ay grava mën a sëkk yenn parties yi pour am un accès facile. mais di masawu tamit population bi jéem tamit fii ak déwén naka la ñuy mën a def ba ut ci ay pexe yu baax a baax mais ñu ngi ànd ak ñoom di leen masawu. waaw motivation bi moom dafa nekk un engagement personnel ba pare nekk communautaire ndaxte ku ne xam na ni wàllum inondation de compétences transférées collectivités territoriales yi liñ ci mën a jàpp mooy joxe seen appui mais saafara si ak solo si mi ngi jóge ci président de la république. ci loolu nag dañu gëm ne balaa nga naan sama état lan la ma defal nga wax ne man lan laa defal état ndax ñun ñoo représenté état suñu biir gox te ndimbal na ca fekk loxol borom li ñu ci gën a neex mooy servir suñu population et non se servir bu méttee ñu jóg ànd ak ñoom bu neexee ñu jóg ànd ak ñoom loolu moo tax fu ci suñu doole yem rek muy grava di leneen ak leneen lu fi jëlee ndox mi wala lu faj mbënn mi ba lu jàppale poste de santé bi population bi gis ci seen bopp am santé de proximité wala nit ñi am proxy marché wala lépp loo xamante ne dinañu permettre ñu am un accès facile ba mën a vaquer à nos occupations dem beeg dugg beeg génn bi yomb ñu jóg jàppale ci suñu askan ba pare nag daal di ci woo ñi nga xamante ne ni ñooy kilifa waaye suñu secret nag mooy sagesse bi nga xam ne suñu borom moo koy def ci doomu aadama nekkul lu ñu sàkku mais loo xam ne lu inne la ñu koy sentir di ko dund suñu biir xol sans forcer ko muy li ma waxoon rek jóg di servir suñu population et non se servir foog naa ni jeunesse bi tey ku leen gis ñu nekk debout comme un seul homme nekk ci ginnaaw jigéen ñi ba ci suñu doom yi jóg bu ñu jógee jël père ñu jël pot wala siwo la place qu'on occupe dans le cœur des gens yi ñu koy defal amul fay te loolu moo ñu ci gën a neex c'est la fraternité c'est la solidarité ndax dëkkandoo dafa am solo mais dafa am àq munoo toog sa kër wala nga yéeg sa étage nit di lap ci biir ndox te doo ñëw prêter comme main forte suñu secret yëpp mooy gëm ne nit lu mu def lu baax perte ko mais suñu borom ki ko gënal ci askanam mooy ki ko ëppal njëriñ ndax lu mu sàkk doomu aadama la gën a fonk te nag ñi mi dal ci seen kaw nit ñi bu ñu bëggee dëkk dañuy ñëw fàkk dëkk réalité yi après moom mooy ñëwaat muy inondation leneen li ci am solo mooy assainissement te du ay compétences yu ñu transféré mais ñu ngi koy ñaan état. waaw di wax ni rek yéex tuuti parce que olof daf ne nit ki boo koy xettali da ngay gaaw loolu nag population bi ñoo war a xoolaat seen taxawaay xam ne développement wala politique de développement rapport de force la. ay gox bu ñu dëkkee dañuy ànd nekk benn say di xàccandoo di dóorandoo lu ñu songu daan ko ku leen songu ñu daan ko mais bu ku ci nekk defee ay pàcc ay scission nit ñi dañuy sonn population bi gën a lott te dara du faju te collectivité territoriale li koy dimbale wala lu koy xëcc mu ñëw liggéeyal la mooy nit ñi dëkk bëggante bokk benn objectif dem jëli lu ñu moom ndax l'État ne donne que ce que l'on lui arrache ci loolu nag ñu ngi lancé un appel solennel à toute la population ñu xam ne mënuñu dem mukk tant que boolewuñu xol yi bokk ndey bokk bàyyi suñu borom wàcce yërmande ndax bu dee bëgguñu ànd ñoom sax duñ ñu faale pour jàppale ñu kon nag maa ngi ñaax ñëpp ñu mutualiser nos forces boole xol yi ànd ak yar ak teggin dem fa ñu war a jëlee suñu lu ñu moom indi ko ci suñu biir gox ndax mbaam gàtt na kat mais ci jur gi la bokk di remercier jeunesse bi ak suñu xale yi ak suñu comité de sages yi ak linguère yi ak chef de quartier bi nga xam ne la ñuy jógee parce que bu ñu ko yëkkatee dafay jóg moom it duñu jóg ci di ko massaw parce que passion mi yëpp mooy Fass Kounoune nekk un quartier de rêve ñu bokk ko foog naa ne kuy ut fu mu fanaan ak ki bëgg ki ko wéttali te jël bunt bi du leen boole kon taxawaaye chef de quartier ak suñu personne suñu sage ci koñ bi muy suñu kilifa yi
ak jeunesse bi ak jigéen ñi dañu gën a taxawaat rek yàlla boole ñu pour li ñuy uti ñu mën ko am muy defar suñu dëkk ba mu rafet. jéego yi am na ay commission yoo xam ne dañ ko fi teg ñoo xam ne nañ jóg personnellement dem transmettre ko su ko defee loolu dañ ciy remercier suñu maire honorable député Ndiagne Diop ndax dégg nañ ñu yónnee na fi moto pompe yónnee fi ay tuyau ak njëgu carburant kon appui am dugg si na ci gox bi mais état mënul def lépp population bi ñoo war a jóg ñi mën jàppale ñi toqi xettali ñi sonn te loolu yëpp foog naa ne ñu ngi ci mais bu ñu redoubler d'effort gën a ànd gën a indi moyens yi impulser nit ñi foog naa ni dinañu gën a xam ne l'œuvre humaine repose sur le pouvoir de l'homme à transformer ses conditions de vie balaa la kenn jàppale da ngay fekk nga gëm sa bopp dëggal sa bopp di jàppale sa bopp neex a jàppale. waa di woo nag population bi yëpp rawatina 5 villages yi foog naa ni tolof-tolofu ndox mi Sénégal yëpp la waaye bu ñu jógee tey di jàppale état ndax nit boo koy jàppale da nga koy jàppale ci lu mu bëgg te état li mu bëgg mooy am un Sénégal meilleur un Sénégal émergent te loolu il faut jeunesse bi jigéen ñi nekk la cible prioritaire d'ici à l'horizon 2035 jàpp ci la Macky 5-3-5 pour ñu mën a réaliser suñu ay rêves atteindre suñu ay objectifs ak buts yu ñu fixé ci loolu nag duñu jóg deñ ci jàppale état ndax foog naa ne pour sauver des vies ndox mi ci la bokk ndax am na ñu ci loru waaye ginnaaw loolu gis nañ ne banque de sang yi sax dafa manqué deret ba ñu ngi envisager le 26 septembre incha allah organiser un don de sang fii ci suñu poste de santé mais loolu ñu ngi ñaax suñu ministre des collectivités territoriales monsieur Omar Gueye le coordonnateur du département de Rufisque sama leader sama patron mu nekk parrain bi woo sama maire sama honorable sama nijaay le député maire Ndiagne Diop mu nekk parrain bi waaye suñu marraine nationale duñ ko fàtte benn yoon waaye comme santé la ñuy wax te am na kuñ ko dippee muy le ministère de la santé et de l'action sociale muy monsieur Abdoulaye Diouf Sarr ñu ngi ko ciy woo moom mooy équipement suñu poste de santé bi nga xam ne suñu amee malade mënuñu ko internet bu jigéen loroo amul échographie bu ñu xoolee tëdduwaayu doomam tension mètre sax dañ ko doon manqué ak i pansement ñuy jël nag suñuy dërëm ak suñuy daqaar naam xeebuñu lañ fay affecté ci seen i bagage waaye ñun population bi lañ fa gën a bëgg pour mettre à l'aise les patients mooy ñu renforcer équipement bi jàppale sage-femme bi ak ICP bi ñu am logement yu mucc ayib waaye fexe ba mu nekk poste de santé bu ñëpp bëgg fréquenter te loolu c'est pas impossible ñu ngi leen ciy tàllal loxo di sant di gërëm population bi yëpp rawatina sama jeunesse ak jigéen ñi di sant waa Sene Info taxawaay bi rafet na ci suba ba léegi malgré yoon yu dagg yi yéen a ngi braver la pluie xuus dugg wiiri ba sonn ñëw pour jàppale ñu mën a matale transmettre message bi sant nañu leen